go. salaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp di nuyu ñi di seetaan live bi via plateforme mauritanienne du monde ak ñi koy seetaan via plateforme RMI Info di leen fàttali rek mauritanienne du monde en collaboration ak RMI Info ñu ngi depuis un certain moment sur une série de débats concernant métti jafe-jafe yu jigéen ñi di dund en Mauritanie mu nekk ay viol ak i crime yoo xam ne ñu ngi koy teg ay xale yu jigéen di ko teg aussi ay jigéen yu mag ak ay xale yu ndaw ay tout tànk mu am nag projet de loi boo xam ne approuvé woon nañ ko en conseil des ministres mais nag projet de loi bi ba léegi voté guñ ko léegi boobu ba tey nag crime yaa ngi continuer te gisuñu ci benn solution boo xam ne rek solution la bu définitive pour yu mel ni arrêté mu nekk nag lu jaaxal ñëpp mu nekk lu metti ñëpp parce que Mauritanie dañ ko xamee dëkk boo xam ne dafa jox jigéen cër dafa respecté jigéen malheureusement depuis un certain moment ñu ngi gis rek ay nit ñoo xam ne ay nit ñu xaw a doy waar lañu di def nag naka sudul noonu ci kaw ay xale yu ndaw des femmes jeunes et moins jeunes ñu bëggoon tey ubbi waxtaan bi ci wolof ñu dalal fii suñu yaay Fatima El Kouri suñu beneen yaay Mama Tabara Gaye ak suñu sœur Maymuna Lo léegi dama leen di bàyyi ku nekk ci yéen ngeen présenté wu def seen mot d'introduction balaa ñuy dugg ci waxtaan bi Mama Fatima El Kouri nuyu nañ la merci pour la participation. Micro bi voilà. Maintenant. waaw baax na waaw ñu ngi lay dégg. waaw maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu sama sœur yi nuyu Tabara sama sœur bu baax bi Tabara Gaye gëj naa la gis maa ngi nuyu sama fille Maymuna Lo di la remercier yow Mariam Bal ci initiative bi c'est vraiment très important parce que mbirum jigéen dafa di lu important ci société dafa di lu important ci lu ñuy wax développement. donc bu fekkee ne jigéen yi mënatuñu génn liggéey ci jàmm ak salaam mënatuñu sax toog seen kër ci jàmm ak salaam mënatuñu dem école ci jàmm ak salaam loolu dafay nekk loo xam ne ni lu laal ci sécurité réew la lu laal ci société bi ci jëm kan société. donc muy question boo xam ne nii dafa woo ñëpp mais j'espère que tey jii dinañ ci mën a waxtaan ba xam lan moo tax loolu ak naka la ñu mën a def ba loi boobu voté wu ba nga xam ne ni jigéen yi dinañu mën a dox seeni soxla bokk ñoom tam ci développement bi ci jàmm ak salaam ni mu leen waree jërëjëf. waaw jërëjëf Mama Fatma El Kouri ñu fàttali rek yow yaa njëkk initier site internet boo xam ne c'est dédié spécialement jigéenu Mauritanie muy tudd Morifam. Léegi sax am na groupe Facebook mais c'est vraiment rappelé c'est le premier site mauritanien réservé exclusivement aux femmes mauritaniennes. Mama Tabara Gaye nuyu nañ la ñu bàyyi la nga présenté wu def sa mot d'introduction. dafa mel ni micro bi activé wul de. waaw ñu ngi lay dégg. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم في مريم بال maa ngi nuyu kooku tam namayaku di nuyu maa fi Maymuna Lo na ngeen bàyyi ci jàmm maa ngi ñaan yàlla commencé bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wax ne dégg naa dégg jërëjëf Mariam ci bi nga ma dugalee ci biir bi kontaan naa surtout nag li nga xam ne nag moom lañu arrêté ji mu di li nga xam ne violence nga xam ne lu si xale yu jigéen ñi mooy métti ci xale yu jigéen ñi sur plan yaakaar naa ko ni El Kouri waxee te incha allah neex ne ba yaakaar naa am sopp wala bi parce que te El Kouri wax xam mooy yaay di nga xam ne mooy yaay président de la République
ci dëkk bu génn pour di futi yaay dalatuñu dëgg xelu dalatul waa jàng ko waaw dafa mel ni nag malheureusement connexion bi dafa xaw am problème tuuti ak Mama Tabara léegi on passe à Maïmouna Lo ñu bàyyi la nga présenté wu def ce mot d'introduction avant qu'on repasse à Mama Tabara parce que apparemment connexion am dafa xaw am ay jafe-jafe tuuti. salaamaaleykum sama ñaari mama yi mu di mama Fatimata Bintou Kori ak sama mama Tabara Mbolgé di remercier aussi ci invitation bi nga def rek Marème mu di invitation bi nga xamante dafa ñor ñëpp dafa ñor Mauritanien yëpp nekk mais rawatina ñi nga xamante ñoom ñooy jigéen ñi donc mu di ay question yu bëri rek yu nekk suñu biir bopp ñu bëgg ko faram-fàccee leeral ko ngeen jàll ci plusieurs langues ba ñëw tey ci wolof bi yaakaar naa communauté bi ak képp ki nga xamante ne tey day dégg olof rek tey war nañu génne yenn poñ yi faram-fàccee li nga xamante moom mooy mbir bi di projet de loi bi lu tax kenn voté bu ko ba léegi lu tax eggagul ba léegi fi nga xamante moom mooy assemblée nationale ak li nga xamante ni moom mooy recrudescence yi nga xamante ni moom mooy viol yi cas de viol yi tey mi ngi mel na marque DMC rek macha allah bëri na ba mu jaaxal ñëpp donc loolu rek la ñuy faram-fàccee tey rek yaakaar naa Marème di la remercier si sa invitation tey. jërëjëf Maïmouna jërëjëf Mama Fatma Kori comme ni ko suñu yaay Tabara waxee jigéen wax dëgg yàlla mooy yaay jigéen moo yor société tey neexul nga yor sa doom nga yor sa rak pour su demee jàngi sax wala su demee sax nekk mel ni fii ak boutique rek sa xel du dal te loolu situation boo xam ne daaw ñu ko woon faral di dund Mauritanie mu mel ni nag crime yi dafay continuer gisuñu ci benn amélioration boobu ba tey daanaka kenn nekkutul en sécurité ñu bëggoon rek xam yow sa yëg-yëg ci loolu en tant que jigéen en tant que mère en tant que aussi jigéen boo xam ne da nga nekk activiste di yëngu baax ci yëpp luy àq ak yelleefu jigéen ñi en Mauritanie ñu bëggoon xam vraiment lan moo ci tey sa sentiment balaa ñuy wax ci projet de loi bi. waaw Mariam ni nga ko waxee xam nga dëkk bi comme ni nga ko waxee ci bi ngay introduction Mauritanie dafa doon dëkk boo xam ne nii dëkk la boo xam ne ni ñu bare ñoo ci dëkk xeet yu bare mu def lu ñuy wax brassage naar nit ku ñuul nit ku xees et cetera mu nekk aussi benn pays boo xam ne ni am na loo xam ne moo leen boole ñoom ñëpp mooy l'islam te l'islam dafa fonk jigéen donc booba ba tey mosuñu am benn problème affaire violence ci jigéen ba di dem di ko rey ba di ci bakkanam waaw loolu alhamdulilah yàlla mayoon nañu ko dafa dina encore pays boo xam ne nii pays bu jeune pays la boo xam ne dafa am ouverture bu bees ci yeneen frontière am ñeneen ñu fiy ñëw am satellite yu fi dugg am réseaux sociaux yu fi dugg am problème yu fi dugg problème yi drogue problème yi stupéfiants yi problème aussi malgouvernance dégg nga malgouvernance a ngi fi aussi gabegie bi corruption et cetera ñu nekk benn pays boo xam ne ni vraiment dafay dund lu ñuy wax adolescence d'un pays problème la yoo xam ne nii dafay indi plein de problèmes te bu amul loxo bu dëgër loi yoo xam ne dañ ko teg ci yoon am pouvoir boo xam ne nii dafa sori corruption dafa sori yow yaay kii wala kii mooy kële te nga xam ne ni dafay aar citoyen bi rek quelle que soit couleur am quel que soit xeetam yu bare du fi mën a am parce que bu njëkk sa xeet moo la daan aar sa tribu moo la daan aar léegi bi ñu bokkee ci réew moo war a aar jigéen góor moo war a aar citoyen yi moo war a féete li ñuy wax sécurité bu ñu demee nag tey ba nga xam ne ni kenn nekkatu ci en sécurité xam nga ne léegi alhamdulillah mais surtout jigéen ñun suñu doom yi ñu ngi jàng université dañuy yéeg bis yi di dem di dikk université bi mi ngi situé à plus de 10 kilomètres de la ville suñu jigéen yi ñu ngi ci marché yi di jaay suñu jigéen yi ñu ngi ci plage bi di wuti jën suñu jigéen yi ñu ngi ci champs yi di liggéey alors bu amul loo xam ne ni loi boo xam ne ni képp koo xam ne ni yaa ngi xalaat rek def violence su asta caag ci kaw jigéen xam nga ne dootoo ko defati dama yaakaar ne yëf yi day continuer rek raison du plus fort ku moroom rek def ku bëgg loo bëgg rek nga def ko parce que aussi loolu dafa bokk ci instinct nit
góor ak jigéen jigéen ak góor mais nag dafa am loi yu ko teg am diine bu ko lal bu fekkee ne yow diine jàpp la amul loi boo xam ne ni tiital na la wala nga xam ne ni boo defee lii du baax ci yow da ngay def li ngay def rek nga nekk comme bàyyi ma rek dégg nga en plus affaire u drogue bi aussi moom laa lay wax affaire u mal gouvernance bu fekkee ne drogue bi xeexuñu ko aussi mais am na ñoo xam dañ koy def te ànduñoo ak seen sago il faut que ñu lutter contre drogue beeg stupéfiant yi encore ci beneen côté comme ça bu loi bi ñëwee aussi ñi nga xam ne ñi ko def ànd nañu ak sago wala ànduñu ak seen sago parce que ku àndul ak sagoom aussi kenn loi mënu ko jàpp dof la bàyyi ma la bu fekkee ne nag léegi ñu ngi xeex drogue bi d'un côté bu ñu tegeel loi dinañ xam kii ni mu def est-ce que def na ko wala def ko sago dama bëggoon aussi wax ne affaire violence sur les femmes nga xam ne ni léegi ñun ñëpp muy mag ñi sax xam nga ne nekkatuñu en sécurité mënatuñu jël taxi guddi mënatuñu dem xew guddi am na yu bari yoo xam ne mënatuñu ko def mais il faut que ñu aar ñi il faut que ñu am loo xam ne nii bu ñu dalee suñu kaw bu ñu demee police jël ñu en considération xam ne ay nit lañu on a été victime et non nous victimiser wala nous culpabiliser lii tant que société bi nag góor ak jigéen mag ak ndaw sëriñ beek jàngalekat beek ministre beek yëpp jóguñu ci taxaw yëf yi du jeex même loi bi bu ñëwee application bi dina des parce que juge bi s'il n'est pas conscient que jigéen bi c'est une citoyenne à part entière bu du ko ne foo demoon ba guddi noo nekkoon fii ak lu la indi fii ça c'est pas normal victime rek quel que soit tu n'as pas à la culpabiliser dama demoon doxi sama soxla dama demoon sama xew dama am ay occupation dama am ay devoirs sociaux yu may yóbbu ma ba ma dox guddi waxuma nag ne loi bi dafa war a encourager yenn déperdition yeeg yenn taxawaalu yi jigéen yeeg yenn yooyu loolu ñun waxuñu loolu yooyu leneen la ñun li ñuy wax mooy jigéen yaa nga xam ne nii dañu war a participer ci vie économique bi dañu am ay devoirs sociaux yoo xam ne dañ ko war a doxi dégg et non pas ñu nekk ci psychose boo xam ne nii suñu doom ñu mënuñu jàng université suñu doom yi mënatuñu liggéey ba ay yenn waxtu yi di finir seeni liggéey yéen ñi ay journaliste li ngeen journaliste dina toog yenn saa yi ba 22h minuit ci liggéeyam war na mën a jël taxi ci jàmm salaam est-ce que war na mën a dawal otoom ci jàmm ak salaam mais tout ça c'est des trucs un cycle infernal boo xam ne li koy appuyer mooy bonne gouvernance mu am loi mais aussi mu am application mu am aussi solidarité sociale góor ñeeg jigéen ñi ma ko waxee sëriñ seek yépp jóg ci te xam ne jigéen mooy société jigéen moo jur jigéen mooy former génération yi jigéen mooy seen yaay am na nag ñoo xam ne nii bala ñu koy nekk conscient bete ñu laal leen ci seen yaram bete ñu jot ci seen doom wala ñu jot ci seen jabar wala ñu jot ci loolu booba c'est trop tard affaire bi affaire citoyenne la affaire nationale la c'est une question nationale ci sécurité bi la bokk insécurité bi nekk ci réew mi yëpp mais aussi insécurité bi nga xam ne particulièrement dafa toucher femmes yi nga xam ne ni elle les rend plus vulnérables et recule leurs droits mooy li ma wax mooy day delloo seen droits yi ñu jot a am ci gannaaw parce que bu ma jàngalee sama doom ba mu jàng ba nekk médecin wala ba nekk dara dootul mën a liggéey hôpital ci sécurité dootul mën a jël taxi sécurité mais man sama doom duma ko yónni mu liggéey ça fait un recul même mission à l'intérieur léegi jigéen ñi mënatuñu ci dem donc c'est ça c'est tout un cycle infernal boo xam ne dafa baax ñu taxawal gouvernance bi ci ces piliers muy état de droit pour tout le monde à plus forte raison pour les femmes et ak question bi société bi daf ci war a mobiliser wu ñun ñëpp ñu jóg ci waxuma jigéen ñi rek mais góor ñi dañ ci war a jóg dégg nga gouvernement bi daf ci war a jóg Voilà, merci Maman Fatma. Effectivement, c'est le combat de tout le monde. Nous avons aussi Maman Tabara Gaye, bu fekkee la connexion est rétablie. Nous avons tamit am lo yok ci li Maman Fatma El Kouri wax par rapport à cette psychose, cette insécurité et par rapport aussi ak projet de loi bi nga xam ne jot na wax dëgg yàlla nag ñu voté ko. waaw yéen yaa ngi may dégg waaw ñu ngi lay dégg waaw jërëjëf Rem waaw di nga wax gi rek effectivement connexion bi ñëw ak dégg waaw li Maman El Kouri wax lu waaw la waaw pour le projet pour voter ko ku mu jarul sax dama xamul sax lu tax ñuy xaar
ndax moom projet bi moom a été voté par au conseil des ministres projet bi voté nañu au conseil des ministres ñu ko voté conseil des ministres ñun dañu yaakaar ñëpp dañu kontaan noonu amul ku kontaanul di góor di jigéen kontaan ndekete nag am na ñu xam ni daal gisee wuñu ko ñun niñ ko gisee bay gouvernement bi léegi waroon ko soumettre à l'Assemblée nationale bi soumettre à l'Assemblée nationale foofu nag le problème bi amee bon ñu yaakaar ni daañu ko voté daañu ko soumettre kii mooy troisième fois ñu koy kii delluwaat troisième fois man la je peux dire que ni ñuy soumettre projet bi mais di ko delloowaat ñu ne am na ñooy suñuy ay courant islamique yu nga xam ñoom ñoo am réticence ñoom ñoo xaw a daal d'accord ci loi bi xam ne du pour la jigéen ne dañ plan xam ne jigéen dañ tey comme kori bu naka bu demee jàngi bu demee liggéey bu demee ba xajagul ci da nga wax xam ni ko bi dem 2 heures du matin yenn saa yi mu jeex mais bu jeex yow jigéen bi tant que ànd na góor sa fit du dal mais loolu bu fekkee ne woon loi bi tey ji voté nañu ko dañuy défendre day nekk victimiste ci boppam dama suñu cas am ni fan yi mois yi affaire bi dafa yokk Mauritanie 4 mois yi Mauritanie yëpp laay wax na daan plus bi la yaa affaire yu crime bi day bare rey la dafa ku ma ah yow wala léegi par exemple su fekkee noonu voie bi ñu voté ko xam ni dañ jigéen bi bu gouvernement dañ ko bëgg a défendre bu demee police dina taxaw bu nga xam moo mat buy boo demee police nga war ñu bi am ci di teg tamit nañ ko ba def ko ñu ko war a def maar def ñu fere moog ñu ay valeur loolu kii fu ñu ko mënee gisee bu fekkee loi bi tey ñu kooku defee na waaye jël encore rey violé ba pare rey benn couple mani la ñu jël borom këram yeew ko bu mu dëgër ligoté ko mu dëgër violé ko rey ko si kanamu borom këram loolu lu kenn mësul gis la ñun ban pays yu nekk xanaa dootuñu pays islamique muy lu doy waar ñooñu sax xëy na ay 23 ans ay 38 ans man la xale ñu ko violé ba pare rey àndoon na moom génn di sawi ji rek waaw loolu yëpp ma ne la gouvernement loolu nag sax bi ñu war dugal war nga xam ne deewuloo nga am assistance bu nga xam ne docteur ñi war indi benn docteur mu lay suivre journaliste bi sax du yow ko war nañ bu dul loolu nañ la toppatoo sur tous les 4 points yu nga xam war nañ ko toppatoo jigéen bi waaye oui bu loolee ñàkk nga surtout nag viol yi am parce que xam ngeen lu nga xam ne ci biir famille bi am mbokk yi ko def dañ nëpp ba naa lay fa gën maslaha bi musiba naa la gën a amee viol yi mais bu ñu tegu woon ji ñu teg ko ko ma ne wax ci nga ñuy viol ñu ngi xool ji ki ñaari paakaam te ñëw fekk jigéen yi ñaari xale veuve bi ak sœur ko dem lu mu fa paak di fëgg bunte bi di dajji ñu wax ko mu leen ma si ma police la ko bu ñu leen demee ba jàpp leen ba dugal leen ba bu leen ay ñu commissariat xeex ñu utiliser ko na gaañ na leen ba moom itam ne bu ñu ba commissaire agresseur bi dañ ko mu def tuuti nag waaw connexion bi dafay xaw a dagg tuuti on n'entend pas très bien peut-être ñu bàyyi la nga dindi seet écouteurs yi wax directement bi xaar ma seet waaw léegi le temps que sa connexion di l'établir ma ñëw si Maïmouna Lo yéen ay journaliste ngeen donc taskatu xibaar vous êtes au fait de l'actualité donc wax dëgg yàlla lu xew yépp fan yi
ces derniers mois sax je dirais si vraiment yu metti yu ñuy teg jigéen gis nañu Mama Tabara joxe na ay exemple yu bari koo xamante ni ci kanamu borom këram lañ ko violé ba pare rey ko ak yeneen yéen ñëpp ngeen di relater fait yooyu di ko diffuser lan mooy tey yow sa sentiment en tant que journaliste en tant que femme et lan mooy sa xalaat aussi si projet de loi bi surtout retard bi mu accusé ak les potentielles raisons ak li nga xalaat ni war na ko mun a accélérer ñu voté ko benn yoon. ok jërëjëf Marème man damay rebondir rek ci li nga xamante ni moom la Mama Tabara ak Mama Fatima wax léegi ndaxte fu may teg sama loxo moom mooy insécurité en tant que femme lay njëkk wax bala may wax sax en tant que taskatu xibaar ndax insécurité bu nekk ci réew mi man daf ma jaaxal ndaxte man musuma génn sama kër ba tiit musuma génn sama kër ba inquiété wu léegi nag laata may teg sama tànk di génn ci buntu kër gi sax damay calculer est-ce que dinaa dellu ci waat ci jàmm sama biir kër kon y a problème xamatuñu fan la ñuy teg suñu confiance ci ñan la ñuy teg ci confiance est-ce que policiers yi la est-ce que homme de loi est-ce que gouvernement est-ce que ñan lan man damay dem ba ci biir ma ne est-ce que ñii sax ànduñu ak homme de loi yi nekkuñu de mèche parce que naka ngay nit ñëw sàcc sa kër wala agressé sa kër tey bu ëllëgee ñu jàpp ko bu ëllëgee nga gis ko muy circuler ci mbedd mi jaaxal na nit ñi naka la ñuy ñëw ñu sàcc la yow tey jël say bagage nga dem nga déclarer que bu ëllëgee ñu ñëw ñu indi la sa matériel teg la jaaxal na nit ñi donc am na benn connexion man bu may wax tout le temps mi ngi am na fu mu nekk ci côté boobu donc loolu foog ñu gëstu ko bu baax insécurité bu nekk ci dëkk bi Fatima Bintou Koori wax na ko lu koy dugal moom mooy drogue baa ngi fi te du sax drogue pur et dur boobu mais eau de roche bii rek xale di naan di teqale koog seen sago nga xamante ne ngi ne xuus gañ ci boutique boo dem tey di jaay effet toilette wala boutique yi alimentaire yi ñoom ñëpp ku nekk ñi ngi amante ne eau de roche yooyu 200 wu 300 wu nga jënd sa sachet naan def si say glace def si sa coca naan ko boo ko naanoo nekkatoo sa sago boo nekkul sa sago loo jot def ko da ngay rey nit léegi bu ëllëgee ñun la yaa rey kii nga ni man musuma ko rey àndoog sa sago donc nag ba laata sax ñuy nekk inconscient man je pense loolu la ñu war a dagg chaîne boobu la ñu war a dagg bañ sax affaire loolu nga xam moo leen di rendre inconscient moom la ñu war a arrêté ba ñu xam ñoom dootu si amati accès keroog maa ngi gis si Facebook benn xawma kan ci xale yi ñoo ko publier ay xale yu am 7 ans ñoo yore kol di ko fóon di 15 xale yu am 7 ans man j'ai eu peur imagine groupe bu xale 7 ans nga xam ni war a foowe ay mbegeek di foowe yeneen nga ñëw tey ñu lay wax ni ñoom ñoo toog di 15 kol yi ci ñan lañ ko gisee donc éducation de base bi fi nekkoon bu njëkk ñun ñi di wax république islamique éducation yooyu ñu inculqué woon valeur yooyu man dama ne amatul de valeur yooyu tant que ñëwatul suñu biir réew tant que xoolawuñu suñu biir ñu waxante dëgg bi bañ ci masqué problème yi du fi jóge temps yi Médina 3 Médina Air Soko Jimka bi nga xam samay waa kër fa la ñu dëkk groupe de masse ñooy génn lu mat 50 xale dafay mel ni comme ni ñuy jógee équipe match de football wala dara ñoom ñooy ñëw attaqué la ñi ngi yore ay gaanuwaay am ay jaasek am ay paaka am lu ne di la agressé yow même boo nekk ak sa borom kër comme ni ko Tabara wax léegi munoo défendre sa jabar munoo défendre sa famille ndax amoo moyen yooyu donc loolu mi ngi ci en tant que taskatu xibaar nekk man damay wax Tabara wax na ko sànq ni loi bi si boppam dafa am lëndëm ci xelu nit ñi ndaxte am na ñi nga xamante ne duñuy defoon ñun li ñuy laaj li c'est pour que ñu nekk même pied d'égalité ak góor yëpp taxaw di xëccantoog ñoom di diiranteeg ñoom bank alors du loolu ñun lu ñuy laaj moom mooy sécurité rek toog nañu ba dëkk bi amatul sécurité lii def nañ ko am na kooku nañ ko atte pour que ñun ñu mën a nekk sécurité suñu biir réew loolu rek la ndaxte viol yi tey jii maa ngi gis benn méthode bi nga xamante ne sama confrère Aïdara moo ko publier da benn grillage la ñuy def ci baade yi ci xayma yi def fa ay grillage pour mën a tëj seen ay doom donc loolu yëpp mu di ay problèmes yi nga xamante yu metti tey père de famille wala mère de famille bu demee ba jël grillage encercler xaymaam pour que ay doomam jigéen mën fa dugg di tëdd di nelaw y a problème kon ñun la mooy suñu rôle moom mooy xamal loi bi si boobu projet de loi bi nga xam ne ñu ngi koy xeex mun naa wax l'élément déclencheur bi moom moo doon Penda Sogé yàlla na ko yàlla yërëm te yéexeeñu
depuis boobu ba léegi ñu koy liggéey di koy liggéeyaat wante ñu toog bi yoon ñetti jëwriñ liggéey ci mu di jëwriñu justice mu di bu islamique comme que dañuy wax islamique ñun ñëpp kenn gënuñu jullite ay jullit lañu ndaxte suñu julli diine l'islam amul lu ñaaw te acte yu ñaaw yi bu ko kenn miim ak diine l'islam ñuy jël li nga xamante moom mooy mazef ñu liggéey ci génne ko ñu approuvé que fi nga xamante moom mooy conseil des ministres lu ñu xasa ba approuvé nañ ko fu mu jëm assemblée la jëm lu tax nekk eggul assemblée parce que am nañu génn di wax ñii duñ ci wax parce que ñoom ñooy doxi ñoom ñooy def nangam ñun noonu ñooñu taxaw ñu ñuy jóg ñu tax a jóg moom mooy ñii ñuy rey ñu si teg seen bët bés bu ne ñii ñuy violer ñu si teg seen bët bés bu ne ñii ñuy jël di leen séquestrer di leen def yeneen ñu si teg seen bët bés bu ne kenn mënu ko wax ni amul si biir réew mi ngi fi mi ngi si à l'intérieur mi ngi partout doo toog benn bés te gisuloo page Facebook yi wala asma wala association wala activiste yi di génneel la benn déclaration kon nag lu ñuy xaar xamuñu projet de loi bi la ñu maîtriser wul am na association yu fi jóg di si benn voix des femmes ñu ngi koy traduire def ko ci langue nationale yi Mauritanien du monde lu muy def moom mooy jël li nga xamante lu ñu wax ci français wax ko ci arabe jël wax ko ci pulaar wolof soninké pour que nit yi mën a dégg mën a comprendre ndaxte projet de loi bi mi ngi am 6 chapitres am 57 articles article bu nekk lu muy dem façon harcèlement yëpp ñu ngi si lu sax violence physique kese violence symbolique mi ngi fi violence à travers suñu caste suñu coutumier ak yëpp ñu ngi si loolu yëpp la ëmb kon nag loolu dafa jot ñun appel bu ñuy lancé bi du génn rek taxaw ci kanamu ministère wala kanamu présidence di bëgg di xeex wala affaire non gouvernement bi président Qazouani la ñuy waxal direct moom la ñuy waxal ndaxte moom tey ji moom la yàlla teg ci bopp réew mi tey ji moom moo war a appuyer moom moo war a gaawal tey lu ma dal man mii tey ci en tant que citoyen moom laa koy teg ndaxte moom mooy sama njiitu réew ci moom laa yaakaar ginnaaw yàlla ak yenante bi ndax moom moo fi nekk moom mooy sama président ci côté insécurité lu ma dal ci moom la donc moom moo war a saytu ak ministre mi jëwrin ñi ñu toog ñu xool lii jot na il est temps que ça cesse ñu liggéey ci donc ci loolu ñu nekk en tant que journaliste ñu ngi faram fàccee mbir mi ñu ngi koy wax ci télé yi ñu ngi koy wax ci rajo yi ñu ngi koy wax ci réseaux sociaux yi nga xamante ne ñëpp ko am tey donc nag loolu yaakaar na c'est des choses yi nga xamante ne il le faut ñu wax que il le faut ñu voter loi boobu pour que ñun ñu mën a épanouir si suñu biir éducation waxuma la jigéen kese ñëpp tiit tey ci éducation wu xale yu góor si xale yi ndax xale yu góor yi bu nu bonee ñoom ñooy violé di rey xale yu jigéen ñun ñu ragalal suñu doom yi fan la ñu jëm wallahi dëgg la te il est plus que temps effectivement il est plus que temps Mama Fatma El Khoury fekkee nga rebondir tuuti ci li may mën a loo wax léegi nga activer micro bi voilà rebondir ci li mu wax waaw surtout ci zone boobu c'est vraiment bi ak interprétation yu fausse yi si nit ñi di def parce que am na ñoo xam ne dañoo jël projet de loi bi jàppee ni loo xamante ne la nekk fi en réalité pour protéger jigéen mais dafa nekk loo xamante ne peut-être dina créer loo xam ne àndut ak diine wala àndut ak suñu ay culture ak yooyu te ce qui est clair mooy islam mooy diine boo xamante ni dafa jox jigéen cër suñu culture aussi jox na jigéen cër donc loolu war na leer aussi si bopp nit ñi may mun a wax na lu am solo torop wax na lu am solo nee na am na ñoo xam ne nii dañu jël kii bi projet de loi bi bëgg ko def diaboliser ko pour def ko comme genre fitna que affaire bi du islamique que affaire bi dafa ñëw pour yàq jigéen yi pour yàq nu mu tudd suñu culture yàq suñu yenn aada pas du tout loolu ñi koy def tey ñoom ruux bi nga xam ne ni moom la yàlla sacré sax bu ñu rayee jigéen wala ñu def kër gi doo ci gis kenn ku génn ci mbedd mi doo gis kenn ci ñoom ku wax ci rajo yi doo gis kenn ci ñoom pour lan loolu une minorité la boo xam ñëpp xam nañ leen te duñu wax sax seen wax parce que ku nekk xam na ne bu ñu waxee loi pour protection des femmes mooy loi boo xam ne ni mi ngi jël ay racinam ci suñu islam ak suñu cosaan ñun jullit xaqan lañu amul fi beneen diine lu dul islam te ñëpp xam nañu réew mi réewu islam la moo yóbbu islam ba ci Afrique fin fond Afrique moo yóbbu islam ba fin fond fu nekk
fii la islam jóge donc amuñu benn complexe nga xam ne ni dañu indi loo xam ne ni du islamique ñun ay jigéen lañu dafa am loo xam dañ koy vivre boo gisee ñu xeex loi bi depuis 2 ou 3 ans ñuy xeex pour que ñu teg ko ci table bi pour que ñu voté ko lenn tax te mi ngi nii moom la ñuy gis depuis booba ba tey affaire bi dafa gën a fitti dafa gën a metti léegi non seulement dañuy voler mais dañuy rey dañuy séquestrer et ça si lii lañ doon wax il y a 2 ou 3 ans donc affaire société la il faut que ñëpp jóg ci il faut que non seulement parlement bi voté ko mais il faut que suñu imam yi suñu sëriñ yi suñu leader traditionnel yi jël ko vulgariser ko waxtaan ci xamle ne jigéen du foyukaay jigéen moo la jur te yàlla bañ na ko ba def na àjjana ci sa tànki yaay dégg nga te jigéen ak góor ñoom ñooy defar société góor du defar société moom kenn jigéen du defar société moom kenn ñun defuñu féminisme à l'occidental ñun on fait un féminisme de cohésion de complémentarité dans la différence dégg nga li ma la wax ñun jullit lañu jigéen dafa am ay wareef góor am ay wareef ñaar yooyu bu ñu àndee ñoom ñooy def société bu baax ñoom ñooy bind ñoom ñooy defar nitu Mauritanie bu baax ñooy defar citoyen bu baax donc toute stratégie tout plan d'action li ñuy wax tey taahudaat yi di président de la République est-ce que wax na ci explicitement affaire jigéen yi est-ce que wax nañ ci explicitement application vigoureuse de la loi loolu la ñu war a seet loolu foofu la ñu war a imposer parlement bi pour mu voter loi bi te xam ne ni loi bi elle est vitale elle est importante elle est essentielle ci bépp développement boo xam ne ni bëgg nañ ko mu nekk équitable bëgg nañ ko mu nekk durable dégg nga li ma la wax bu loolu weesoo aussi man je suis déçue par les hommes de suñu hommes traditionnels yi suñu chef religieux yi suñu chef coutumier yi affaire yu jigéen yi dafa mel ne ñun bàyyi may sax bu ñu dee bu sécheresse ñëwee rey leen ñëpp a ciy wax culture yi bu yàqoo sécheresse bi bu ñëwee ñëpp a ciy wax lu tax duñu wax ci affaire yu jigéen yi ñuy rey tous les jours léegi def leen vraiment loo xam ne ni baaxul te ñu ngi amee seeni doom jigéen ñu ngi amee seeni jabar ñu ngi amee seen njaboot pourquoi kenn ci ñoom musul génn télévision bi musul génn rajo pour wax lii musuñu gis benn marche boo xam ne ni ñoom ànd nañu ci ak jigéen ñi pour wax loolu ça c'est vraiment ça m'étonne d'un pays musulman ça m'étonne d'un pays boo xam ne ni dafa consacrer jigéen la société africaine elle est féminine d'abord elle est femme d'abord ah boo déggee ñuy wax jigéen ak yooyu parce que jigéen valeur mooy jox valeur société jigéen bu baaxul société du baax société du baax kër du baax société du baax dégg nga te ñaan nañu yàlla nekk jigéen yu baax juru société bu baax ànd ak suñuy góor ànd ak suñuy frère ànd ak suñuy yëpp defar société boo xam day nekk exemplaire parce que war na exemplaire ñun ñoo société bi nga xam dafa denc race Afrique yëpp ñun ñu ngeek ñu ñuul ñu ngeek ñu xonk ñu ngeek ñu xees dégg nga ñu ngeek religion boo xam ne on se dit on prétend que c'est la religion du monde c'est la religion du futur c'est la religion d'Allah lu tax ñuy am ay défauts yu mel nii lu tax di defar société bi te tuuti rek doy na tuuti voté loi bi appliqué ko ñëpp solidariser protéger jigéen yi point très ñun laaju ñu leneen lépp loo xam ne ni yàq gisuñu ko fi au contraire la société bon fu nekk nag am na ñoo xam ne nii mais c'est pas ça doit pas une mentalité ça doit être généralisé fu nekk nag même ci temps yonente bi amoon na ñu baaxul amoon na jigéen yu bon amoon na góor yu bon ça c'est dans toutes les sociétés loolu yàllaa koy def mais bu fekkee ne ñëpp dañu jóg xeex ko ñëpp jóg su def solidarité yëf yi day continuer rek te lu baax li mooy ëpp lu bon li et donc ci lu baax li la ñuy jëm est-ce que vous avez compris donc affaire vote kii bi je crois que c'est une question de mobilisation c'est une question de mobilisation pour que ça soit vraiment posé de manière boo xam ne nii ñëpp ay santé wu impliqué ñetti ministère lañ ko tënk tey pour sax ñu bañ a wax ne affaire jigéen rek la comme ni ko may mën a waxee y a le ministère des affaires islamiques il y a le MASEF et il y a le ministère de la justice donc bu fa amoon loo xam ne nii dafa contraire ak islam yaakaar naa ne experts yi yëpp du jaar noonu ñu teg ko ci conseil des ministres donc toute autre chose pour diaboliser pour maintenir les femmes nga xam ne ni pour ñu continuer di leen exploiter ñu nekk ay jaam rek dégg nga xam ne dañ leen di tiital ba nga xam ne dootuñu génn dootuñu dem ñu reculer ba nga xam ne ni dañuy nekk ay jaam parce que amatul benn respect ci droit en tant qu'être humain
bu fekkee ne mënatoo liggéey mënatuloo participer toog rek ñu di la indil ngay lekk wala ñu di la liggéeyloo loolu aussi c'est un recul et c'est à dénoncer c'est contraire à tous les principes islamiques d'abord nga xam ne dafa jox cër jigéen dégg nga def àjjana ci tànkam dégg nga jox ko yenn yëf yoo xam ne ni def ko ba nga xam ne ni day doon fukki yoon ak ñaar contrairement à ce que dit l'Occident jigéen ci islam dangay donn ba fukki yoon ak ñaar parce que yaay nga dangay donn maam nga dangay donn tante nga vraiment jox nañ ko lépp loo xam ne nii sag la ci société dégg nga ñu niruñu ak société occidentale yi société islamique islam daf ñoo jox cër ba mu doy mais xëy na am na ñoo xam ne loolu arrangé wu leen li ñu bëgg mooy yore ay jaam yu jigéen di yore ñeenti jaam yu jigéen ci kër gi ñu di leen liggéeyloo di leen exploité di leen liggéeyloo loolu mënatul nekk léegi partenaire la da ngeen di nekk comme société ngeen ku nekk respecté moroomam ngeen ànd dox construire société boo xam ne di ngeen ci jur doom yu baax bu ëllëgee ngeen tàggoo ci lu baax y a pas de problème waaye yore koo xam da nga koy exploité rek di ko exploité rek di jël ñaar di jël ñett di ko bàyyi muy non loolu amatul kenn nangootu ko ba pare di sàkku jigéen yi te kenn du ci def dara loolu aussi société bi dootu ko nangu waru ko nangu sax te effectivement am nga li nga wax lu am solo mooy mobilisation bi xaw na manqué aussi côté góor yi bien que am na ay góor yoo xam ne ñu ngi jàpp si combat bi parce que lu mel na RMI info tey bëri na ay góor yi si nekk di ko jiite débat yi yëpp c'est ñoom ñoo nekk derrière c'est pour donner un exemple manifestation yi ñu gis nag ñu def ko yenn marché yi yenn sitting yi gisuñu si vraiment ay góor yu bari donte sax am na ñu dem mais vraiment mobilisation bi dafa xaw a des te aussi kilifa diine yi comme ni ngeen ko waxee ak kilifa aada yi gisuñu kenn koo xam ne en tout cas bariwul ñu si xam ne rek Mama Tabara ñu bàyyi la nga sànni si ay kàddu tuuti ñu si xam ne vraiment mobiliser nañ si te loolu aussi c'est dommage parce que ni ngeen ko waxee c'est le combat de tout le monde xeex bi ñëpp si war a jàpp Mama Tabara. micro bi Mama Tabara dégguñu la il faut nga activer micro bi. allo. waaw léegi ñu ngi lay dégg waaw dama ne maa fi waxee El Koori wax ko waaw dafay du nga xam ne dëgg la mais man damay rebondir d'abord ci li nga xam ne may loo ko ci xale yu génn xam nga foofu déjà man damay attaqué y a une démission des rangs di góor di jigéen si on parle am na lu bari nga xam ni nekk na si yokk na peut-être yoon bi xëy na antam kiiw waaye am na mu ci def ndax yow da ngay seet parents yi bu ñu toppatoo woon xale yi jigéen yenn saa yi ñu génnee mel ni nga xam ni ngay waaru sa doom di génn dootoo ko toppatoo amuloo jotam sax bu toppatoo sa doom bu jigéen xamuloo nu génnee xamul nu mel te am na lu ñu wax ci suñu charia am na lu mu wax ndax nee ñu jigéen léppam awa parce que nee jigéen léppam awa léegi amuñu protection ci loi bi protection ci amuñu protection fenn mais ñun nañu fexee ñun ba suñu doom bu ñuy génn ñu mën a xam ñu mën a génnee seet seen colaay seet seen demit da ngay gis ko ci génn nga xam ne boo ko gisee soo tabe day attirer directement xale bu góor bi ndegam ñun ñu yaay yi ñuy génn protégé wu yow la sa xel dalatul comme di ko may mën a loo waxee booy génn léegi yaa ngi hésité bi xalaat man nan laay def léegi pour dem est-ce que dinaa dellu si loolu yi nga di ko xalaat nga bàyyi sa doom bu jigéen buy génn mel na ni nga xam ne naa sax tudd xale bi dana jëkk taal sol léegi nga negg sa kaw day doon gis am na ñu ko mënul muñ kon nag loolu des parents ñu ngi ci si loolu parents di jigéen góor di jigéen rek lay attaqué su ma ne démission des parents si boppam laa ko boole di kër di jabar waaw balaa dellu si suñu bi moom wax dëgg yàlla ñaar ko vote bi man daf ma ndax li nga xam ne voté nañ ko ci conseil des ministres su fekkee ni woon baaxul woon wala comme ñun dañuy nekk di xeex di leen wan ni ñoo leen dañu bëgg égalité wala comme ñoom ni ñu ko faral di waxee duñ bëgg leen diggante ñoom ñu bëgg
kon wax dëgg yàlla kenn voté conseil des ministres te conseil des ministres bu dee ba voté ko xam nga ni boss dafa ñu war nañu voté war dañu yaay la mère nation mais ñu dem ba ci dem ba Assemblée nationale ñu ni déedéet kenn voté waaw bi ulama biir religieux yi ñu nga xam ni bëgg ñu ko parce que ñi violé ñi xamuñu doomu sëriñ xam ñoom Sénégal dégg naa temps doomu sëriñ ñu jël fii la même chose ñu jël jigéen violé leen doomu sëriñ umpul rëccul mu gën doole ba rëccul ñëpp ñu booy violé ñu ci bokk yow kon nag yaakaar naa loi bii di ko jigéen ñëpp ñoo ba nga xam voté te comme li wax di buntu bi l'intérieur kooku ñëpp waroon génn góor ñi waroon génn ay war na te gisuloo leen ay journalistes yi ñoo doole ñoo bay seen waar journalistes yi ñuy bay seen waar journalistes yi def bu fekkee gouvernement bu demee noonu et organismes yi aussi ñu dimbali les organismes yi nekk ci biir ñu organisé na mais ma jàppal gouvernement bi te pour ñu ne violé ñi donc fa yaa ngi ñëpp war na pour ñu voté loi bi ñu voté loi bi ñëpp vraiment est-ce que maa fi yaa ngi may waaw waaw dëgg la connexion bi mu ngi daggaat tuuti mais dégg nañu sa wax bu baax d'accord yàlla il est plus que temps moom wax dëgg yàlla ñu voté ko te ñëpp si war a jàpp comme ni nga ko waxee lu am solo la waaw daanaka nag lu ñu desee si waxtu bariwul noonu ma joxaat la parole à Maimouna Lo nga def rek sa mot de la fin ak say recommandations et puis aussi ñu jox la parole à maman Fatima Kory et à maman Tabara Gaye ku nekk si ñun def mot de la fin ñu mun a clôturer débat bi parce que waxtaan bi moom waxtaanu benn fan mun nañ ko wax des jours et des jours mais ñu comme waxtu bi kii na ñu tënk ko rek même na sa micro ok réactivé waaw ok comme ni ñu am habitude di wax rek waxtu bi comme xoj nañu rek kon du ñuy daaneel rek Mariam donc di remercier ki nga xamante ni moom mooy sama ñaari mama yi lu ñu wax li lu duuf li yëpp xajul si ndab li lu duuf si nag li yëpp xajul si ndab li wax dëgg yàlla ndaxte tey mënoon nañ toog di faram-fàccee thème bi ba suba te duñ ci tàyyi kon nekk lu ñuy mën a wax rek dafa am benn thème mu actualité ba nga xamante ne dafa génn réew mi mais dafa touché aussi li nga xamante moom mooy lii ñuy waxtaanee moom mooy artiste bi nga xamante ñëpp la xam Sidiki Diabaté séquestré li nga xamante moom mooy guinéen bi pendant 2 mois ci biir këram def ko yi affaire yu ñaaw yi nga xamante moom la ñëpp di xeex démb suñu mbokku maliens yi ñoom ñëpp génn noonu di xeex contre genre violence yooyu kon nekk ñun ñi suñu bopp gis fi ñoom Penda Sogé gis fi ñoom Khadija Sob gis fi ñi nga xamante kenn fàtte na lu sax liste bi mën nañu wax ndaxte liste bi buñ ko tegee tey marque DMC donc pourquoi ñun suñu affaire di tardé pourquoi comme ni ko Tabara waxee ñëw na ba ministère bu bonoon du conseil des ministres bu bonoon du fa egg léegi lu tax duñ ko yóbbu fi nga xamante ni moom mooy assemblée nationale ñu voté ko buñ ko voté promulgué ko ñu mën ko appliqué ndaxte nit ki sax bu naree def bu fekkee nee na àndul ak sa gom wante am na ay daan am na lu ko jàpp moom mooy lii moom la ciy fekk bala ngay yaakaar naa di dem di siifi jigéen dana am leneen la nga xamante lu war a ñëw sa bopp foofu lay wax li may sama terminer rek moom mooy bu ñu baisser les bras bu ñu baisser parce que duñu am la nga xamante ne moom mooy duñuy bàyyi suñu loxo baisser les bras dootuñu wax loo si def fii ñu commencé tey tàmbal dañ ko continuer ba ilaa yawmi diin ba jour ba nga xamante ne daan ko voté dañ ko wax di ko wax ba gën a picc yi nga xam bu ñuy sabab sax daañu jël di wax waxu la nga xam moom mooy projet de loi bi di leen remercier Marème di remercier waa RMI Info ñoom tamit ci seen taxawaay ci mbir mi waaw jërëjëf Maimouna Lo merci beaucoup wax nga fi ay kàddu yu am solo bañ a tàyyi bañ a baisser les bras maman Fatima Kory ñu bàyyi la yow tamit nga tàggoo def sa mot de la fin
yéen a ngi may dégg. waaw waaw ñu ngi lay dégg waat. waaw maa ngi leen di remercier yéen ñëpp li ngeen wax vraiment c'est encourageant je suis contente que jigéen yu mel ne yéen macha allah nekk fi Mauritanie et j'espère que ça fera avancer les choses li ma bëgg a wax rek mooy affaire violence contre les femmes affaire loi bi leen di protéger warul nekk rek affaire de femmes c'est une affaire nationale. C'est une affaire nationale te tant que jëluñu ko ñun ñëpp ak suñuy loxo muy président de la république ni mu ko waxee moo ko war a njëkk a jox ak ñaari loxoom teg ko dóor taabal bi nag ne leen tey jot na nag loi bi am ça c'est impératif bu dul loolu nii la ñuy def rek ñuy dem ak di dikk rek affaire bi di gën a forox di gën a yàqu waaw deuxième chose bi mu bëggoon wax ne affaire bi aussi affaire bi gouvernance la dafa kii taqaloo ki yeneen problème affaire bi affaire lutte contre la corruption la parce que ni mu ko waxee boo jëlee nit yóbbu ko police ëllëg mu ñëw di la défier sa buntu kër affaire corruption la loolu dañ ko war a xeex gouvernance dafa war a nekk gouvernance démocratique pour tous état de droit pour tous dégg nga affaire bi aussi affaire école bi la école bi dafa démissionné ni famille yi démissionné ni ko Tabara waxee famille yi ni mu ñu démissionné noonu la école bi démissionné parce que xale bi yaay yi baay yi yoreetuñu temps pour yar leen bu ñu leen joxee école bi gën a bon encore xam nga ne nit le citoyen mauritanien yàqu na bu génnee ci mbedd mi mu gën a metti encore loolu baaxul loolu état bi daf ci war a jóg seet école bi seet justice bi seet affaire injustice seet affaire pauvreté aussi ak chômage day indi yenn délinquance yi day indi yenn violence yi moo tax jeunes yu bare di ci wut lu ñuy dundee di ci défoulé wu loolu aussi ay cause la parce que avant ngay seet benn problème pour faj ko il faut nga xam cause yi lan moo tax lii di am lan moo tax tey lii am fii te amu fi woon démb il faut que ñu diagnostic ko defal ko commission boo xam ne dafay seet lan mooy cause yi ak nuñ ko mën a defaree te defar ay assises nationales ñu seet suñu problème yépp affaire u jigéen affaire u góor ça c'est des problèmes de société yoo xam ne yépp dafa relié wu vraiment il faut que problème bu ñu dëjël tey seet ci affaire u jigéen yi place des femmes aussi bien dans les décisions que dans les analyses que dans les causes et dans les nu mu tudd les méfaits quoi les victimes par exemple là dégg nga ba pare lenn nga ci aussi jigéen yi dañu war a wax c'est vrai que boo waxee ñu yóbbu la commissariat doo ca jëlee lu dul say nu mu tudd gàccee jël ca ñu di la kokkali di la yore te justice doo ko am loolu neexul loolu wax dëgg yàlla neexul moo tax jigéen yu bare di noppi am na sax violence yoo xam day am ci kër gi yoo xam ñoo gën a bon sax yi ñi de mais mënuñu wax parce que bu ñu waxee bu àggee yoon dañ lay weer rek teg sa réseaux sociaux di ko wax te yow doo ci amati dara ñu la wane di la kii si dafa neexul mais franchement il faut que comme ni nga ko waxee ñu am ay commission yoo xam ne ni ci commissariat yi déjà commencé nañu organisation yu bari am nañu ay cellules ci commissariat yi pour accueil pour écoute et cetera mais affaire bi il faut que mu jógee kaw il faut que gouvernement bi jël ko ak ñaari loxo yi mu def ko problème boo xam ne ni ci suñu problème cruciaux de l'État la problème yi gën a metti ni ñuy xeexee affaire endettement bi li ñuy xeexee affaire corruption bi li ñuy feexee xam ne affaire jigéen yi ci la bokk. Voilà. Merci beaucoup encore à Rémi de nous avoir donné cette occasion. Merci à Mariam pour l'initiative et vraiment merci à toutes. ngeen baal ma àq nag sama olof kiiwul woon am naa yu bëri yu ma bëgg a wax mais wolof daf ma neex rek. lii moom boo ko dépassé mu jaaxal ma lii moom boo ko dépassé mama mu jaaxal ma man nii. Merci beaucoup. Merci les filles. Vraiment si sa disponibilité ak si kàddu yi am solo yi nga fi yëkkati Mama Tabara bu fekkee sa connexion rétablir na daanaka suñu temps jeex na ñu bàyyi la yow tamit nga def ton mot de la fin tàggoo. est-ce que yéen may waaw malheureusement mais ñu ngi lay dégg waa voilà mi ngi dégg si vraiment désolé ci connexion nii la mel waaw jëlu rek connexion les remercier di remercier ñu ko di moo nga xam ne jigéen ñi en sécurité ñu ngi contre l'égalité sur santé yu ni yi ay dem pour les auteurs dañu assurer que les films bénéficier du loolu am nañu continuer aussi ñu waroon
nationale et internationale sexuelle, le des enfants Ouais, on n'entend pas bien malheureusement, on n'entend pas bien. Connexion bi moo baaxul, mais defe naa rek quand même l'essentiel de li nga wax. Je pense que tous les propos se rejoignent. Di remercier waat encore une fois ñëpp, di remercier vraiment Maïmouna Lo, merci beaucoup. Merci encore Maman Tabara, Maman Fatima El Khoury. Di continuer vraiment di encourager association yi nga xam ne ñu ngi xeex depuis le début, muy ñu mel na ñoom Zeynabou Taleb Moussa waa AMSME, association yu mel na Voix des femmes ak yeneen ak bépp activiste vraiment ak aussi vraiment tous les hommes aussi ak kilifa yoo xam ne ils ont osé en parler. Di wax rek comme ñu participants yi rek wax que c'est un combat de tout le monde, ñëpp ñoo ci war a jàpp. Xeex bi xeexu ñëpp la, jigéen mooy yaay, jigéen moo yor société, jigéen moo yor kër, jigéen mooy avancé loo yëpp daal. Kon daal ñu ngi ñaan kilifa diine yi ñu jàppale ñu ci suñu combat bi, di ñaan leader d'opinion yi ñu jàppale ñu suñu combat bi, di appeler aussi gouvernement bi ñu taxawal ñu, di def un appel solennel au président de la République ñu jàppale ñu ci lii, loi bi ñu voté ko une bonne fois pour toutes parce que il est plus que temps. Insécurité bi bari na, crime yi metti na, psychose bi bari na aussi. Nit ki soo nekkee sa dëkk bëgg nga sa xel dal, bëgg na nekk en sécurité. Di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne seetaan nañu direct bi via RMI ou via Mauritanienne du Monde. Di leen wax ba beneen incha allah si beneen débat en direct. Merci beaucoup. Merci à toi.